xamante ni moom mooy gare des Beaux Maraîchers nekk fii ci Pikine ñu ñëw fi nag fas yéene waxtaan ak yéen ci un peu par rapport ak li nga xamante ni moom moo di dem geeg dikk gi mais concrètement ak ni nga xamante ni moom mooy clients yi war a dem julli ji seen i dëkk tey nag ñu toog ak kenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii au niveau de la gare yor li nga xamante ni moom mooy gestion bi ñu nar a amal moom waxtaan bu yaatoo yaatu par rapport ak li nga xamante ni moom moo di doxalin bi mais tamit ñu waxtaan par rapport ak prix yi par rapport ak dispositif sanitaire yi par rapport également ak li nga xamante ni moom moo di sécurité bi nga xamante ni aussi war nañ ko nemmeeku fii nga xamante ni moom moo di la gare des Beaux Maraîchers donc du ma def lu dul bàyyi ko mu présenté wu sëñ bi ñu ngi lay nuyu nga nuyoog mbokk internet yi nga xamante ni ñoo nekk Dakaractu di la suivre. waa kay maa ngi leen di nuyu di leen fay di leen gërëm man la Khalifa Gueye chef service exploitation bu garage Beaux Maraîchers donc ñu ngi kontaan trop ci seen teewaay di leen xamal ne daal yëf yi tar na fi ñu toll ndax à l'instant où je vous parle vraiment oto yi dem na ba mu ngi commencé manqué. mais yàlla baax na bon ñu ngi signaler ni ñu ngi retourner pour ñëw jël ci clients yi comme vous l'avez bien dit xam nga à chaque événement rek les gens en profitent particulièrement chauffeurs yi ak coxeurs yi ça nous fait mal mais nag ñu ngi xeex mais mënuñ ci dara laa mën a wax mënuñ ci dara mooy ñu ngi jéem a fexe ba au moins ñu jéem a raisonnable mais mënul ne ndax tout à l'heure j'ai fait le terrain mais gis naa ne yokk nañ ci pass bi yoo xam ne c'est pas du tout normal bon xam nga mooy comme li ma doon wax sànq garage bi c'est pas comme Dakar Dem Dikk c'est pas comme beneen société transport ñoom ils sont libres et indépendants ñoom ñooy yokk lu leen neex mais nag ñun aussi sañu position mooy des fois ñu woo sécurité mu assister ñu positionnel ne leen nag lii du yoon du dëgg du yoon soyons raisonnables léeg-léeg ñu xalaat ba wàññiwaat des fois nag nga téye ba mu dëgër sax dañuy obligé teg seeni oto ne duñu dem bon finalement clients yi ci yow sax la ñuy retourner ne la non ñun dañuy tukki am nañ paas nangam da ngay mujj céder en tout cas c'est des choses yoo xam ne daal rafetul mais nag fii lañ ko fekkee yàgg na fi. mais dañu seetlu ni à chaque événement dañuy gis jëf yu ni mel te loolu day ñëw de manière récurrente chaque événement mu ñëw di répété wu loolu est-ce que tey jotul ngeen xool nan ngeen ciy waxtaanee jéem a réguler yéen étant donné que xëy na sax. yéen a nekk fii au niveau de la gestion mais amoo leen maanaam pouvoir pour wax leen ni wàññi leen tel ou tel passe mais tey est-ce que jotul ngeen xool nan ngeen di liggéeyee pour que ñoom au moins ñu mën a bàyyi xel ci poche clients yi. effectivement même ñun ci sañu mission dinañ leen woo di sensibiliser dinañ leen woo di waxtaan ak ñoom mais mënuñ ko dégg xam nga aussi boo xoolee dañ naan à chaque événement bu ñu quitté Dakar dem. bu ñuy ñibbisi à vide la ñuy ñëwee bon ça s'explique c'est normal comme dañuy ñëw à vide war nañ ci teg njëgu carburant boobu ñu ñëwee pour jël ci clients yi mais nous acceptons mais d'une façon modérée quand même d'une façon modérée mais bu fekkee da nga ñëw à vide ñëw yokk double tarif bi loolu aussi du dëgg du yoon. yéen lan moo ci seen rôle ci loolu. yuuxu rek comme ñëpp boole te bon xam nga comme ñun du ñun ñooy fixer prix. ñoom seen tarif bi ñuy doxee du ñun ñoo ko fixé c'est entre ñoom avec le ministère du transport wala ñoom entre la direction du transport terrestre ñun mënuñu rek lu dul di yuuxu ñoom ñëpp di koy yëg raison pour laquelle ñun bu ñu gisee dañuy informer CETUD dina informer ministère du transport ñoom nag les décisions ñoom lay revenir mais ñun daal li ñu mën mooy dinañ xëccoo dinañ ci xuloo dinañ ci yuuxu dinañ leen boole. il nous arrivait même des moments dem jëli police ne leen nag bloqué leen oto yi ku ci demee tarif bi duñ la jox bon doo génn mais boo leen ko joxul ñu jël seen caabi tëj seen oto finalement clients yi rek ngay lor. d'accord en fait xëy na yéen sax du seen rôle du ngeen féete carrément ci côté clients yi wala ngeen féete carrément ci côté transporteurs yi mais pour ngeen xool lu juste lu yanu maana. voilà loolooy sañu mission mooy seet lu yanu maana nous acceptons que war nañu yokk lu mu tuuti ndax bu ñu demee ba yóbbu clients yi pour revenir à Dakar amatul client donc ils sont obligés de revenir à vide mooy au pied boobu ñuy wax yooru bi mais bu ñu xësee ba ñëw ak seen yooru mais terewuñ ko ci teg téeméer ñaar téeméer ñetti téeméer yooyu sax c'est compréhensif mais boo daan pay 3000 ñu la tey 8000 ngay fay loolu day metti boo daan fay 9500 pour dem Ziguinchor nga ñëw ñu la 20 000 francs plus fay bagage mais loolu nag nit mënu ko
bu ñu waxantee dëgg. bu ñu xoolee toujours ci li nga xamante ni moom moo di contexte fête bi gis nañ ni ñu ngi ci jamonoy mbas muy coronavirus jamono jii ñuy wax ak yéen yow sax cas yi mu ngi gën di yokku tey jii nii rek am nañ maanaam junni ak juróom-ñaar téeméer ak lu teg ci ay cas yu bees loolu est-ce que waru leen mën a tiital yéen yi nekk fii ci gaar gi. tiital nañu trop ba boo seetloo démb rek ministère de la santé ñëw na fi ba joxe masque yu doy joxe na gel yu doy joxe na aussi ay instructions pour ñu informer nit ñi sensibiliser leen d'ailleurs moo tax ci lañ nekkoon ba sonn ñëw toogaat di distribuer aussi ay masque di leen ko may ndax feebar bi am na te ñun ñëpp gis nañ ne am na ay jaar-jaar yu fi amoon ba ñu tëj garage yëpp yooyu nag pour bañ ci egg ñun ñu ngi dimbali ñëpp di joxe masque d'ailleurs mesures yi ñu jël mooy boo xoolee garage bi nee nañ police d'ailleurs tout à l'heure xaw ma ndax def ngeen ci attention auto police romb na léegi fees dell di dem mooy ku takkul masque ku ne dina la jàpp ku takkul masque dina la jàpp gel bi aussi mu ngi fi ministère aussi indi na ay lavoir ak yëpp mooy yi ñu teg ci bunt yi donc ministère mu ngi def li mu mën mais ñu nit ñu ngi sensibiliser nit ñi nag ci ay wàll ñoo xaw a dëgër bopp mais nag kenn ku ne war nga xam ne nga fagaru moo gën ngay faju moo tax ñu leen di sant ñoom ñëpp ñu takk seen masque di raxas seen loxo. oto yi aussi jël nañ ndogal bu bees démb ministre de l'intérieur maanaam port du masque obligatoire ci oto yi pour ñëpp aussi maanaam ñëpp képp kuy dugg ci biir oto bi di voyager rek nga takk masque obligation la ci yow. voilà obligation la raison pour laquelle bu ngeen di génn na ngeen seetlu ca bunt ba la police est là-bas oto buy génn am ñu takkul masque mu wàcce leen donc mesures yooyu ñun jël nañ ko au niveau de la gare. côté sécurité nan la demee. bon sécurité aussi dañ fi am ay agents de sécurité mooy borom gilet yële ngay seen ak ñi en tenue noire plus la police nationale donc dañ leen renforcer tey ndax événement bi moo tax aussi DG bi moo góorgóorlu ba yokk la sécurité gare bi bon la police nationale aussi gis naa ne auto Pikine bi renforcer na leen ba ñoom ñu ngi circuler au niveau de la gare ndax jour yu mel nii boo amee agresseurs yi dañuy xaw a bari sàcc yi dañuy xaw a bari ñëpp ngi ci biir gare bi moo tax nag ils sont même en civil di circuler ak ñoom pour mën leen traquer. nemmeeku woo leen fii boobu ak léegi benn incident bu fi am. bon depuis avant-hier nag signalé guñ ñu dara mais xam nga dina am cas yoo xam ne dina am isolé ba nga xam ne doo ko yëg mais pour le moment daal loo xam ne signalé guñ nañ gisaguñ signalé lu nag ay bagage yu réer mooy nit ñi dañ leen wax dañu tukki woon doon ñëw fàtte seen bagage ci oto bi bon xam nga nag ñoom période bu mel nii oto yu bari duñ dugg dañuy yooru dañuy wàcc clients yi quelque part bañ a dugg ci garage bi pour bañ a rang daal di yabe ci biti dem seen yoon. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant. voilà donc ñu ngi woon ak ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Gueye voilà nekk chef service exploitation fii ci gare routière bu Baux Maraîchers donc ñu ngi leen di remercier encore une fois ci seen teewaay yéen suñu mbokk internet yi dañuy dem rek toujours fii ci gare des Baux Maraîchers bu Pikine xool également li nga xamante ni moom moo di dundinu ñenn ci ay clients li nga xamante ni moom mooy dispositif yi ñu wax fii léegi ñu jéem a xool sur le terrain xool ba xam citoyens yi ak usagers yi de manière concrète ba xam ñoom ñu ngi koy exécuter ou pas. fi 10 heures ba léegi maa ngi fi mënuma fexe ba am oto ba ay 12 heures la ñu doog di am oto bi ñu dikkee dañoo yokk paas yi def ko 7000 te ñun 3000 doog lañu doon paas. 7000 francs 7000 francs fan. ba Daara Jolof. Daara Jolof ngeen di dem nii. waaw. mais 7000 Daara Jolof dafa mel ni baax na. 3000 lañ daan fay 3000 lañ daan fay ñu yokk ko ba 7000 kay xam nga ne kon bari na. 3000 ngeen daan fay période tabaski. déedéet bu dul tabaski 3000 lañ doon fay mais période bi tey lañ ko yokk 7000 yokk bi dafa gaaw dañoo dikk nit ñi amuñu di xëccoo bus bi ñu yokk ko ba 7000 francs loolu dafa métti tamit te bëgg ñoo fayloo bagage aussi loolu day métti. bagage yi aussi ñaata ngeen di fay à peu près. ay 2000 3000 yooyu loolu dafay métti presque day nekk 10 000. donc pratiquement lépp 10 000 lay nekk. waaw. paas yi dafa seer trop parce que Kébémer nga doon dem di fay 2000 wala 3000 ñu bëgg a yokk paas bi ba 10 000 francs dafa seer wax dëgg yàlla seer na trop. 3000 la jógee ba 10 000. 3000 ba 10 000. mais période tabaski daawul nekk 3000 quand même. non doon nañ ko wàññi mais ren dafa gën a yokk 10 000 dafa seer. mais yokk boobu pour yow lan moo ko war. ah est-ce que du corona bi ak dëkk bu metti bi tamit.
dëkk bi moo métti daal. ah métti na trop. bagage laa noonu pour yóbbu ko dëkk ba. waaw waaw léegi lan lañ la fayeeku. bon liñ cherul. bon liñ ma fayeeku cher na parce que en général daanaa fay 2000 mais tey dem naa ba fay 5000 francs ci bagage yi. 2000 ba 5000. ba 5000 francs fay naa ko ci bagage yi tey te benn yóbbante bu ndaw la woon rek benn frigo bar bu ndaw mais fay naa ci 5000 francs. benn bagage boobu kese benn bagage boobu te en général 2000 francs laa daan fay bu dara amut. pass bi changé wul. non changé wul de pour le moment nii. clients yi am nañ ñoo xamante ne nee nañ dañu yokk affaire yi carrément. waaw ça fi nga doon passé 3000 léegi ay 5000 nga fay wala 6000. waaw ça dépend rek ci client yi ci chauffeur yi ak ñu kenn ku nekk sa disposition ak ni ñu koy doxalee quoi mais man li may dund man loolu laay dund man waaw. waaw tarif normal boo xam ne dañ ko fixé ñëpp ku mu neex da ngay yab lu la neex. événement moom loolu tarif normal amul fii ci gare routière bi moom. parce que nit ñi milieu yi ñuy dem bokkul. parce que da ngay dem boo demee da nga tëjee sa oto xool oto yooru ñibbisi comme ça ñi comme dañuy génn Dakar kenn dëkku fi mën nga dem ba jot ba passe normal dem ba dëkk ba ak wàcc soit tëjee say porte ñëw yóbboo kenn tamit amul bénéfice. clients yi est-ce que yéen a ngi leen di taxaw ci wàllu maanaam pass geeg yooyu est-ce que yéen a ngi ciy. pass moom tarif rek laa yebee quoi man sama horaire laa yor pass fixe laa am waaw. maanaam du changer daal. déedéet waaw. des fois njëg yi ñuy teg clients yi est-ce que yow loolu yaa ngi ciy waxtaan ak. waaw waxtaan nañ ci ñoom ñëw kii ba léegi horaire yi yokkuñu dara liñ daan yemale ñu yemale ba léegi waaw toujours noonu la ñeneen ñi ci des buñ bëggee yàq. ku ma ni léegi 3000 lañ ko daan def xaw ma 6000 7000 la léegi. waaw 3000 rek lañ ko doon yebale ba ci moom lañ ko yebee gisuma man ko yeb leen lu tarif tabaski ak tarif jour yeneen yi bokkul. waaw buñ cee di tegee ne 1000 francs la ñu teg wala téeméer donc loo nga xam ne gasol nga koy jëndee booy ñëw képp. moo la tere takk sama. man non dama doon wax ak kii mais respecté naa ko trop wax dëgg yàlla maa ngi nii di ko doog a tekki. xanaa respecté mesure barrière yi rek takk masque joxe distance mais xam nga instant bi ñu tabaski bi yaa ma gën a xam. mais fii ci gare bi est-ce que loolu ñu ngi ko fiy respecté. ah waaw ñu ngi jëm de ñu ngi wasu ak waaw ñu ngi wasu ak fu ñu gis mbooloo mu taxaw ñu ne leen écarté wu leen waaw pour respecter mesure barrière waaw parce que loolu moo ñuy sàmm. man damaa ngi takk sama masque man sama bopp nag maa ngi koy respecté man sama wàllu bopp waaw ndax maa ngi sama masque. mais noo ko gisee fii ci gare bi. gare bi am na ñuy takk am na ñu takkul ñëpp moom bokkuñu ñu respecté wuñu ko moom ñëpp bokkuñu ko respecté moom. dinañ takk masque moom distance moom mënu fee am moom ndax bus yi moom place la distance moom mënu cee am mais nag dañuy takk suñu masque nag moom mais distance moom yaakaaruma mu am fi. place oto yi bu ñëwee dañuy arrêté ci mbaar mi duñu sonal kenn dugg ci biir waaw ku ñëw ci bunt bi ñu jox la masque parce que feebar bu ñëwee ci réew il faut ñëpp respecté ko loolu moo tax. mais fii respecté nañ geste barrière yi. waaw ñu koy respecté barrière yi boo ñëwee boo amul sa xaalis ñu jox la masque waaw waa gare bi day joxe masque. waaw dégg naa ministre bi ñëw na fi joxe masque yu waaw ak gel. masque yu bëri ñu ngi nii dañ koy xet di joxe waaw ñu organise ko liggéey ba ànd ak gune yi di liggéey. comme li ñu leen ko waxee woon sànq rek dañu ñëwoon xool un peu situation bi fii au niveau de Baux Maraîchers xool usagers yi naka la ñu jàngatee li nga xamante ni moom moo di yenn prix yu ñuy demee ci dëkk yu mel ni tey Nangaan yu mel ni Ziguinchor yu mel ni Kolda yu mel ni Toubacouta et cetera donc bëri na tey fu doomu réew mi di dem ngir amal fa li nga xamante ni moom moo di seen fête de tabaski donc defe naa ñun ñoo ko déggandoo ñu ci bëri àddu nañ ci li nga xamante ni moom moo di le respect des gestes barrières donte sax am na ñoo xamante ni ñu ngi koy jalgati fii waaye dispositif bi nga xamante ni moo nekk fii ci ginnaaw muy dispositif sécuritaire bi dina veiller à ce que képp kuy dugg fii nga takk sa masque laal gel lépp loo xamante ni doon na dispositif maanaam pour nga mën a aar sa bopp def nga ko soog a dugg donc defe naa surveillance bi fii au niveau donc de Baux Maraîchers respecté nañ ko bu baax
également li nga xamante ni moom moo di sécurité bi gis ngeen dégg ngeen sànq Khalifa daal dina ciy àddu muy dispositif sécuritaire boo xamante ni bu dëgër la loolu it nemmeeku nañ ko fi li ñu ci mën a xaw a maanaam souligner waat rek moom moo di prix yi nga xamante ni clients yi ñu ci bëri ñu ngi ko doon maanaam ñaawlu mooy yenn ci ay prix yoo xamante ni dañ koy yokk chaque veille de tabaski donc defe naa ñun ñëpp ñoo ko déggandoo loolu lañ ñëwoon nemmeekul leen ko fii au niveau donc de la gare des Baux Maraîchers